الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه وتجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di leen baal àq di leen baalu àq di leen ndokkeel ci shahru muharram bi nga xam ne teru na di ñaan yàlla mu dàqal ñu ci lépp lu ñu ragal ñoddal ñu ci bépp xeetu teraanga. naa waxtaan bi tey du gudd dafay dellu ci rekk yóbbalu tam xarit bi balaa ñuy dugg ci ñaan biñ ci war a def ci bisu Ashura wax rekk un peu ci événement bi avant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ni am na ay événements yu positif yu ci am muy yenn ci yonent yi yàlla defal na leen ci ndam walla musal na leen ci ñu koy tuddee période de délivrance bi ci gën a fës nag te histoire relaté ko muy yonent yàlla Moussa diggante Moussa ak Firawn donc bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee nekk ci Madine presque ci période bi mu defee hégire bi ci période muharram bi la ñu ko saxal ci la jullit ñi aussi débuté seen calendrier waaw ndax bi ñu defee état islamique il fallait ñu am seen yëfi bopp ci proposition Omar ibn al-Khattab ci la ñu defee calendrier musulman ñu tàmbale ko ci di ko takkee ci événement bi yonent bi jógee Màkka dem Madina waaw événement yi xew ci l'islam bëri na waaye booy xool ñun jullit suñu calendrier ñu ngi koy tënkee ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge bi mu jógee Màkka ñëw Madina donc yonent bi bu mu nekkee Médine am na lu ñu tuddee cohabitation pacifique digganteem ak juif yi fa nekkoon di fa dund comme nag dañuy wax ne al xikmatu daalatul mumin ayna wajadaha axadaha maanaam lu baax wala lu rafet alalu jullit la fu mu ko fekk rek daf koy jël yonent bi nag remarqué ne ñoom juif yi doon nañu woor bisu Ashura bi mu interpellé leen ñu ne ko ci la yàlla joxe woon ndam banu Israël ak Moussa alayhi salaam ci kaw Firaaw mu ne leen nag Moussa sama collègue prophète la bon maa leen gën a yey ci moom ci la instauré ne ko jullit ñi woor am nag ci saxaaba yi ñu ko interpellé ne ko est-ce que bu ñuy defandoog ñoom même jour bi du ñu toppandoo mu ne donc bii di ñëw nañu def 9 teg ci 10 waaw donc nag yàlla dogal mu décédé ci diggante bi ñu ne nag pour mottalil ko yéeneem ku mën woor 9e jour bi teg ci 10e jour bi nga def ko donc yooyu mooy yi ciy sunna muy koor ak événement yu positif yi ci xew ci yonent yi léegi nag mu am benn amalgame bu xaw a du ma ne du ndaw ndax jur na ampleur jur na discussion ci biir umma islamique bi muy événement bu rëy bu ñuy tuddee al karb wal bala ñu rey ci daanaka beaucoup de personnes ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba boole ci Xasan ak wala Xuseyn l'une des deux donc nag ñi nga xam ne dañuy dàq dundal Ashura bi événement yi négatif yooyu ci la ñuy tënku jàpp ne waruñu ko dundal. Je vais pas entrer dans les détails ndax def c'est un peu long mais ñun ummatan wasatan lañu bàkkee mooy ñu nekk juste milieu am sens mesure waaw événement bu ñëw rek war nga yar sa bopp ba loo ciy def du ëpp waaw bon
li ñuy bañ jullit bi jàppee ko mooy feet, c'est pas du feet, mais jóge ci at la dugg ci at. am na événement yu positif yu ci xewoon avant yonent bi sallallahu alayhi wasallam, am na lu négatif lu ci xew après yonent bi sallallahu alayhi wasallam. léegi nag yooy xool fan nga ciy taxaw, fi nga ciy taxaw mooy li ci mag ñi tracé, li ci yonent bi joxe comme woor, soo ko mënee def nga def ko, du farata nag. waaw li ci mag ñu baax ñi tracé ci wàllu ñaan, soo ko mënee def nga def ko. loolu daal jullit bi ci yóbbal pratiquement loolu la ci war a yóbbaloo. ñaan gi nag ñaan bu gàtt la. waaw am na nag yu ñu daan jiital awalu sana aaxiru sana, maanaam dernier jour de l'année, awalu sana premier jour bi. comme yooyu passé na nañ ñëw directement rek ci Ashura bi nga xam ne c'est la nuit du samedi jëm dimanche. donc am na ñu koy def ci guddi gi, mais am na ñu koy def ci bëccëgu dimanche bi. donc hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir 70. waaw xam naa honorable yeneen occasion yoo xam ne dinañu waxtaan ci importance su hasbunallahu wa ni'mal wakil ak lan moo tax mu ñëw. waaw am na version boo xam ne ci laxat jaakum la, boobu fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu rabbul arsil azim la. bon ñaan gi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir 70 fois. teg ci subhanallahi mil al mizan wa muntaha al ilm wa mablagha rida wa zinat al arsh la malja wala manja min allahi illa ilayhi subhanallahi adada shaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha asaluka salaamata bi rahmatika ya arhamar rahimin juróom-ñaari yoon. am na ñu ci tegaat nag inna allaha ma allazina taqaw wallazina hum muhsinun 70 fois, mais ñaari daal moo gën a siiw muy hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir 70 ak subhanallahi mil al mizan bi juróom-ñaari yoon. waaw comme niñ ko waxee rek dinañ jël yeneen occasion boo xam ne dañuy waxtaan ci hasbunallah wa ni'mal wakil spécialement ak subhanallahi mil al mizan contenu bi, ndax léeg-léeg ngay ñaan rek te doo xam li ngay ñaan fan la jóge ak lan lay tekki. ndax subhanallah booy xool dañ koy def ci baaqiyaatu saalihaat boo jullee ba pare, waaye suñ maam Cheikh mu ngi ngay jàngal ca Ndar ci baaqiyaatu saalihaat benn bu ci nekk am na kuñ ko séddee woon. waaw bu dee subhanallah bi ca almalaayika yi nekk xawlal arsh ñoom lañ ko séddee woon. xam naa dinañ ci ñëw mu gën a yaatu. waaw waaye ci tënk daal ñaan gi loolu la woon. am na ñu ciy faral di def nag suuratul Ixlaas junni su fekkee mën na nekk. waaw ci yóbbal yi tamit bokk na ci teral jirim koo xam ne pratiquement ay waajuram dañoo faatu. bokk na ci it seeti borom xam-xam su fekkente ne mën nga ko. waaw bokk na ci it boo mënee def 360 ayatul kursi yéen yàlla aar la ci at bi yëpp. daanaka yooyu mooy yi nga xam ne daal mooy yi essentiel ci yóbbalu tamxarit bi. booy xool sax man léeg-léeg damay am problème. lu tax damay am problème ndax damay gis ay jullit yoo xam ne dañuy insister lool ci bidaa te boo xool li mag ñi tracé yëpp muy hasbunallah wa ni'mal wakil ci alxuraan la jógee, ñaan la. subhanallah mil al mizan ñaan la. tasbih yàlla daf la ko digal. booy xool toppatoo jirim yàlla mu ngi ko sax digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca wadduha wa mal yatima fala taqhar. donc lépp lu ci mag ñiy def rek boo ko dàqee di nga ko fekk ci sunna. waaw man nag maa ngi xaar ba nit wan ma fu ñu araamalee reere cere, ndax ku wóor ba ngoon yaakaar naa sax ku ko doon araamale sax doo bëri candidat de. ku wóor ba ngoon wax dëgg yàlla war nga am repas bu copier. donc nagit gisuma fuñ ko araamalee pour ñu rendi ko. waaw li ci jaaduwul daal mooy fete ko, def ko fet. waaw dama ne du ma dugg ci détails yi ndax dañ ne woon xawma Yazid
moo ko décrété woon fête, mais je ne veux pas entrer dans certains détails. Mais daal pour se focaliser vers l'essentiel maanaam teral si sa njaboot dara nekku ci ndax yoon saa salaam nee na xayrukum xayrun li liyaali wa ana xayrun li yaali ki gën ci yéen mooy ki gën a mën a toppatoo njabootam te man ma bokk naa ci ñi gën a mën a toppatoo sama njaboot. waaw am na nag yu ñu ciy dugal te bokk ci muy taaja bon bi jigéen ñi sol yére góor ñuy sol yére jigéen jël yëfu jàmbur xumbeel yi waaw léeg-léeg it ñu dugal ci lu ci bokkul waaw ma ci yenn aada yi am na lu ñu tuddee këpp maanaam jël bool teg ko di ko wër teg ci cere naan xaw ma ku suurul woon am na daal yooyu daal du charia am na sax ñuy gas pax taal safara dugal ci maanaam fay yooyu maanaam c'est à éviter comme charia ndiw ko du sunna donc yooyu c'est à éviter donc daal ci tënk li ci recommandation mu jóge ci yonent bi mooy koor gi li ci recommandation mu jóge ci mag ñi su ma ne mag ñi nag mooy ñi ñu am ci wàllu diine ñu saxal ko mooy ñaan yi ñu ci war a def waaw donc ñaan ñu àgg seeg jàmm rek yàlla dëgg ci aussi comme période de délivrance la woon ni ci yàlla soqale woon banu Israël ak Moussa alayhi salaam ci loxo Firawna yàlla dëgg ci soqali ñu ci feebar bi lëmbe réew mi ak beneen lépp luy lor rek ak fu mënti jóge ko defe daal dara préciser rek surtout coow li ci am diggante chiite ak sunnite waaw ndax événement bu négatif bu ci am warul mën a tax maanaam ñu sax xaraamal ku ci def teraanga waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam perdre na doomam ci tabaski Ibrahim loolu tax inna a'taynaka al-kawsar wàcc mais est-ce que dafa tax tabaski ñëwaat ñu ne kenn bu mu rendi xar wala kenn bu mu jënd yére bu bees non kële ki dem ñaan gi moo koy fekki waaw mais lépp lu jullit bi mën a def ginnaawam loo xam ne lu xaram dugg ci rek yaakaar naa ne charia war na ko mën a cautionner daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa keppaar bi di ñaan aussi keppaar bi comme suñu keppaar la ñu gën ko yaatal rek ñaan leen ngeen abonné ci suñu chaîne YouTube bi waaw ñaan yàlla boole ko ci moyen de distribution maanaam d'information yi gën a kawe ci àdduna bi ñaanal leen yàlla defal leen tawfiq defal leen taysir defal leen qabul defal leen najaax bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla ku fi indi aaju yàlla na ko yàlla faj ku indi tawat ku fi indi aaju yàlla na ko yàlla taxaw ci aaju bi ku indi jàngoro yàlla na ko yàlla saafara bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala Seydina Muhammad alladi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bil hawaish wa tunalu bil raghaib wa husna al khawatim wa yustasqa al ghamamu bi wajhi al karim wa ala alihi wa sahbi fi kulli lamhatin wa nafas baradi kulli ma laka ya Allah ya rahmanu ya rahim ya rabbi ya rabbahu ya sayyidahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin